Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. DKR 221. mbokk internautes yi dal leen ak jàmm xibaar bi sànq la wàcc ki nga xamante ni moom mooy Thierno Amadou Diallo daal di nañ koy nag libéré mu génn ca prison gi nga xamante ni moom la daal di nag nekkoon moom Thierno Amadou Diallo xam ngeen ne mooy ki fi filmé woon kilifa bu mouvement Y'en a marre fi nga xam ne moom mooy ci wotom daal di koy nag filmer vilipendé ko di wane ne dafay daal di yëngatu trafic de visa ak passeport moom Thierno Amadou Diallo daal di nañ koy nag libéré loolu lañ daal nag xabaar tey jii si 1er décembre bi daanaka nag bi ay 14h jotee lañu ko daal di libéré bu ñu sukkandikoo ci information yoo xam ne Y'en a marre ñoo ko daal di joxe sax si ab conférence de presse ñu daal di def nag xamle yooyu la xibaar ñoom nag di annoncé que ne kilifa ba tey ñu ngi ko maintenir ca prison ba Y'en a marre di wax ne nag ginnaaw situation bi ni mel dinañu amal ab manifestation bu mag boo xam ne dañ koy daal di prévoir vendredi bi nga xamante ni moom la ñu daal di nag jëm muy nag vendredi bi ñu daal di dëgmal bu gannaaw suba bi bu dellusee muy amoog 10 décembre ci la ñu daal di nam amal boobu les marches di ab manifestation bu mag ngir dénoncer li nga xamante ni mooy justice à deux vitesses gi ñu nemmeeku nag ci réew mi ñoom ñi di ñaawlu nag li nga xamante ni noonu ne lañu daal di bàyyee Thierno Amadou Diallo mu génn à la place ñu bàyyi itam kilifa ca biir prison ba mu des fa moo ne day moom Thierno Amadou Diallo kilifa doon na daal di nag ak Simon déposé woon nañu benn plainte boo xam ne dañ ko daal di jagleel pour collecte de données illicites ak nag diffusion d'image d'autrui loolee nag ngir nag moom itam mu am ab sor boo xam ne daf koy séq ak justice bu Sénégal waaye daal taxul mbir yi daal di nag am njeexital boo xam ne moom lañ ci daal di nag bëggoon ñoom ñi nekk mouvement Y'en a marre ne boobeeg léegi ñu ngi daal di nag yuuxu keroog sax bi ñu ne libéré nañ ki nga xamante ni moom mooy Simon bis Biclan nekk Simon bu mouvement Y'en a marre ndax nag jafe-jafe wér-gu-yaram moo ko waral ndax moom dafa am nag ay troubles sanitaires moom mi di Simon ndax AVC ay traces AVC séquelles yi nga xam ne moom lay daal di nag traîner tax nag état de santé nekkoon di dégradé wu foofee ca prison ba ñu daal di koy nag libéré sous de ab liberté provisoire ñëpp doon kaasal nag kilifa ne moom itam dafa war a génn ndax enquête bi yéeyuñ ci yaabiwuñ ci yéegut wàccul puusut randuwul dañu daal di bëgg a maintenir kii di kilifa ca biir prison ba ñoom waa Y'en a marre nag tey yëglu nañ daal di nañuy nag wax li nga xamante ni moom la ñu namade te nee nañu nag bu ñu daal di nag ñoom autorité gaawul jóg nag ci lii luñ ci bañul duñ ko ci bañ ndax nag bile manifestation bu nag le 10 décembre bi ñu daal di nag jëm daanaka nag benn kese la nag ci nga xam ne moom la ñu université jëm buntu assemblée nationale ñi koy wooyee place Soweto ndax nag yoon a ngi jeng te lu ëpp dafay tuur mbir maa ngi bëgg ëpp loxo doonatul ay mbirum nañ ci waxtaan nañ ci xool niñ ci yaatalee non parce que Macky Sall déggut wax parce que Macky Sall dégluwul leneen lu dul rapport de force te ci loolu la ñuy woo comme nag nee na moom di gisul morceau bu xonk comme nag moom nee na dégluwul ñu ko artu wala ñu ko wax du ci àddu lim xam danañ ko ca fekk parce que loolu ñoo ko gën a xam ci mbedd mi la ñuy woo nañ dem ñu defante ko ci mbedd mi incha allahu rabbi vendredi te bu ñu kenn wax ne am na ku déposé ci même itinéraire bu ñu ko kenn wax il est déjà 16h passé il est déjà presque 17h suñu lettre pare nañ ko te dinañ ko jébbal suba incha allah préfecture buntu université la ñuy tàmbalee dox jëm place de l'indépendance parce que justice Sénégal li mu nekk di def du yoon buntu assemblée nationale parce que justice Sénégal li mu nekk di def du yoon mi ngi jeng mi ngi parparloo mi ngi def la ko neex kumba am ndey kumba amul ndey loolu la ñu wax ne dafa dakk képp koo xam ne nag sénégalais épris de justice maanaam yoon kese tax laa jóg dañu bëgg mu leer du rek kilifa moo tax ñu teg ko du rek kilifa du rek ñeneen ñi nekk ci kaso yii ci Sénégal te am lépp loo xamante ne ni yàlla yoon may na leen ko pour ñu jox leen liberté provisoire du rek député yii nga xam ne boobu ba léegi ñi ngi tendeefal seen dossier bañ cee yox yu leer waaye lépp loo xamante ne ni la injustice la te justice bu Sénégal mu ngi koy teg ci ndoddu askanu Sénégal bi moo tax ñuy woo sénégalais yépp
pour ngeen ñëw ñu àndandoo saafara ko xeex ko benn yoon parce que Macky Sall xamul waxtaan Macky Sall li mu xam mooy rapport de force la ñaara am nag waxtaan ba am jàmm la mala xeex ba am jàmm waxtaan nañ amuñu jàmm dañoo fas yéene xeex pour am jàmm incha allah àjjuma bii di ñëw le 10 ci lañ koy tàmbali doxee université jëm buntu assemblée nationale pour que Sénégal ñu bàyyi suñu justice bi ñu jàpp en otage ñu bàyyi suñu justice bi ñu téye di ko xooxatal ak di ko fooyee loolu lañ ci bëggoon a sànni ci kàddu ma jox suñu frère Guy Marius Sagna mu ñëw sànni ci ay kàddu. mbokk Sénégal nuyu naa leen moo xam doomu Sénégal yu nekk biir Sénégal moo xam doomu Sénégal yi nekk bitim réew di nuyu taskatu xibaar yi di nuyu suñu doomu ndey Y'en a marre waaye Y'en a marre dañoo baax rek waaye ñun waa FRAPP mënoon nañ bañ a jël kàddu gi ndaxte Aliou Sané wax na lépp caat tënk na lépp te wax ji mënoon nañ ko yemale foofu waaye xol bu feesee mënuñu noppi ne teg ci li nga xam ne am na mu ngi wéy te buñ ko seetaanee fu mu jëm du doon lu baax wax nañ ko Amadou Thierno Diallo mi nga xam ne benn dañ ko jàpp ndax dafa sàcc dañ ko jàpp flagrant délit ci këru jàmbur muy sàcc libéré nañ ko tey Amadou Thierno Diallo xawma Thierno Amadou Diallo mi nga xam ne kilifa dafa porter plainte contre moom ndax collecte illicite collecte déloyale de données personnelles plainte boobu demagul fenn bàyyi nañ ko ñu jàpp nag ne loolu du dëgg du yoon fii la ñu defoon conférence de presse waaye Y'en a marre nekk fi docteur Babacar Diop nekk fi Barthélémy Diaz nekk fi Nit Dof nekk fi ñeneen ak ñeneen nekk fi Ousmane Sonko nekk fi fii lañ leen waxoon ay weer ci ginnaaw ne leen ah mbir mi dafa am une part de complot fii lañ ko waxee woon mbir mi dafa am une part de complot mbiru Kilifeu ak Simon dafa am li nga xam ne da ci laxasu te complot la xëy na nag jamono jooju coow li ak une certaine presse bi nga xam ne dafa bokk ci complot bi wax nañ ba jamono jooju mbir yi mënoon a ñàkk leer waaye tey lépp leer na xam nga lan mooy wax ji Thierno Diallo xawma Thierno Amadou Diallo dégâts collatéral la woon Simon dégâts collatéral la woon kan lañ doon ut mooy Kilifeu lañ doon ut Kilifeu la ñu soxla woon ndax lan fukki weer ak ñaar yii passé ci mouvement Y'en a marre Kilifeu moo gënoon nekk sur le terrain Kilifeu moo gënoon nekk pour plusieurs raisons ci xeex bi ci naqaru sénégalais yi Kilifeu mu ngi ak liggéeykatu Senelec Kilifeu mu ngi ak ñi dëkk Dugar te ñàkk seen suuf Kilifeu mu ngi ak ñi nekk Nianing te ñàkk seen suuf Kilifeu mu ngi fépp Kilifeu mu ngi partout Kilifeu fu doomu Sénégal jooyee fu doomu Sénégal rongoñ tuuree yaa ngi fa fekk Kilifeu lii mooy wax ji du leneen Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte président Macky Sall Kilifeu da ko lakkaloon Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte saay bu réew mi soxlaa Kilifeu ay waa këram sax ñàkk ko ndax nekk ci yëfu Sénégal Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte ñu ngi fàttaliku ci ay débat yu bëri Kilifeu était omniprésent di fa wax yu am solo yoo xam ne day fecci xelu Sénégalais yi day niit xelu Sénégalais yi day niit gis-gisu Sénégalais yi waaw débat yooyu métti leen wax yu muy wax métti leen ni muy fecci xeles ni muy fecci wee
mais xelu sénégalais yi mu métti leen ñu xiif ko ñu rëbb ko ñu jàpp ko ñeneen ñi ngi ci taftal yëpp ay dégâts collatéraux la woon la preuve donte Simon dafa feebar kilifa présenter les mêmes garanties de représentation kilifa remplissait les mêmes conditions que Simon pour am liberté provisoire kilifa bu ëppalewul ay garantie pour du daw du dem fenn Thierno Amadou Diallo mi ñu bàyyi tey kilifa nekk kaso Thierno Amadou Diallo ëppalewu ko benn garantie moom mii nga xam ne dem na ba ñu koy woowee l'homme araignée ndax sàcc di sàccaat di sàccaat di sàccaat di sàccaat ba ñu tuddee ko l'homme araignée kilifa lan lañ ko mës a jàppee saa yi bu ñu jàppee kilifa garde à vue ndax lan yëfu askan wi ndax lan président Macky Sall def na ñaawteef kilifa en réalité bu ma leen joxe misaal mooy jigéen bi nga xam ne dafay dem sëyi Simon topp ko Thierno Amadou Diallo topp ko ñu egg ca kër ga ñu bàyyi leen en réalité mais kilifa moo nekkoon seet bi kilifa moo nekkoon l'enjeu métti na ci Simon waaye soxlawuñu woon Simon soxlawuñu woon Thierno Amadou Diallo mbir mi nag leer na ñun nag dañoo mayoon chance yoonu Sénégal dañoo mayoon chance procureur de la République dañoo mayoon chance justice dañoo mayoon chance président Macky Sall ci ne ñun yàkkamti nañ ñu àtte Simon yàkkamti nañ ñu àtte kilifa donc ñu ngi toog seetaan waaye nag bu fekkee dañuy toog seetaan ñu gis nag mbir mi ni muy demee mu leer naññ ne fang ba kenn dootu ko jeex ne complot la ah dootuñu toog seetaan dootuñu toog ne tekk dootuñu toog ne méng dañuy jóg ndaxte duñu seetaan ñuy sacrifier suñu kilifa biir Rebeuss duñu seetaan ñuy rey kilifa ci biir Rebeuss duñu seetaan ñuy jël en otage suñu kilifa biir Rebeuss dinañ ko fa génnee ci nii wala ci naa donc mbokk yi li ñu fi indi tey mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi dafa doy complot yi di complot ak ay sàcckat di complot ak ay jigéen di complot ak n'importe qui di complot ak ay sàcckatu xawma liste de candidats loolu la fi président Macky Sall en fait nekkee ba di complot ak sàcckat Thierno Amadou Diallo contre kilifa ñun nag ñu ko seetaan kilifa am na ay mbokk dañoo jàpp ne kilifa c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais et que buñ ko jiiñee dara te ba tey il est présumé innocent yoon dafa war a def liggéeyam ñun dañoo yàqamti ñu wax ñu kilifa lu mu def waaw ak lu mu deful donc ñun waa Y'en a marre ñun waa FRAPP ñun askanu Sénégal ñun citoyens sénégalais ñun les démocrates ñoo gën a yàkkamti affaire bi leer waaye mbir mi mooy président Macky Sall bëggul affaire bi leer ndaxte bu bëggoon affaire bi leer du woote information judiciaire du woote instruction judiciaire dañuy dem flagrant délit la ñu waroon dem waaye wax ji mooy fallait que ñu képp kilifa fallait que ñu nag kilifa waaye itam fallait que ñu gàkkal deru Y'en a marre loolu lañ jàpp nag ne duñ ko nangu moo tax nag ñuy lancer un appel à tous les membres de Y'en a marre fu ñu munti nekk ci àddina bi pas seulement au Sénégal ndaxte Sénégal nekkul rek Sénégal mu ngi si yeneen réew yëpp avec ses consulats avec ses ambassades képp kuy membre Y'en a marre ci àddina bi képp kuy membre FRAPP ci àddina bi képp kuy citoyen sénégalais ci àddina bi képp kuy démocrate sénégalais ci àddina bi ñu ngi leen di jox rendez-vous le 10 décembre ajjuma suba bu dellusee le 10 décembre ñun ñëpp nañu xool naka la ñuy wanee suñu naqar naka la ñuy wanee suñu métit naka la ñuy wanee suñu ñàkk ànd ak ni ñuy foowee ak yoon ci Sénégal ak ni ñuy jëfandikoo yoon ci Sénégal yoon boo xam ne day dal ci képp ki nga xam ne lenn rek nga def wax dëgg di dal
ci képp ki nga xam ne lenn rek nga def mooy ànd ak ñi ñu noot te kilifa loolu la fi nekkee woon yoon boo xam ne képp ko àndal Macky Sall nga sàcc xaalis ñu bàyyi la seetaan la képp ko ànd ak président Macky Sall nga am liberté provisoire nga am contrôle judiciaire waaye boo nekkee aji bëgg réew patriote comme kilifa boo nekkee aji bëgg askan comme kilifa boo nekkee bañkat comme kilifa booy xeex ngir beneen Sénégal bu suñu doom ak suñu sët di donn waaw yow moom justice day mel ni yar ci yow di la dóor di la dóor di la tëj loolu nag dafa jeex donc rendez-vous le 10 décembre diggante ñu jógee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dem buntu assemblée nationale ngir lan benn libération sans condition et dans les meilleurs délais immédiats de kilifa ngir lan dem buntu assemblée nationale wax ne député yi nga xam ne dañoo takk ci ay trafic xawma de visa xawma de passeport diplomatique nañu wax ci ñoom ngir lan wax bépp dossier bi nga xam ne yoon da ci laalee te tëddeewul njaaxaanaay te di def kumba am ndey ak kumba amul ndey yoon def liggéeyam wane suñu naxar ndaxte bëri na ci kaso yi ñoo xam ne waroon nañ am liberté provisoire waroon nañ am contrôle judiciaire waaye bokkuñu ak président Macky Sall ànduñu ak président Macky Sall amuñu ay mbokk yu bokk APR amuñu ay mbokk yu sës ci président Macky Sall donc le 10 bii di ñëw naam dañuy jóg taxaw ngir kilifa waaye dañuy jóg taxaw ngir kilifa yépp yi nekk ci Sénégal te yoon di ñàkk def liggéeyam te yoon di defanteeg ñoom kumba am ndey ak kumba amul ndey le 10 ñooñu ñëpp la ñuy waxal moo tax tamit ñu ngi tàllal loxo citoyen sénégalais yëpp ñu ngi tàllal loxo mbootaay yëpp kuréel yëpp ci Sénégal ak bitim réew ngir ñu def benn say ndaxte bu ñu paree ci kilifa ci Fou Malade lañ jëm bu ñu paree ci kilifa ci Thiat lañ jëm waaye bu ñu paree ci Y'en a marre ci FRAPP lañ jëm bu ñu paree ci FRAPP ñeneen ñëpp la ñuy ñëw dal seen kaw donc nous sommes tous en sursis nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais il est l'heure de se lever quand l'essentiel est en danger résister est une nécessité résister est un devoir fu dóor amul fayu du am te ñun nag président Macky Sall dafa dóor kilifa dóor Y'en a marre ci anam yoo xam ne du dëgg du yoon donc fayu jot na dañuy fayu kilifa dina génn tey wala dina génn suba lum leen jaral pour denc kilifa kaso ñun jaral nañu lu ko raw ngir yoon tëddee njaaxaanaay ngir yoon def liggéeyam te du nekk une justice aux orques du nekk une justice aux faciès du nekk une justice des vainqueurs du nekk yoon boo xam ne waaw tëj bañkat tëj activiste tëj résistant tëj koo xam ne beneen Sénégal bu baax moo la tax a jóg donc lii moo ñu fi indi woon di bokk naqar bi ak waa Y'en a marre di bokk naqar bi ak njabootu kilifa di leen di xamal ne ajuma fukki fan ci weeru tubaab bi ñu nekk muy décembre ñun ñëpp dañu jóg ànd ngir jubbanti yoon ngir yoon bi nga xam ne dafa jéng dafa dëng ñu jubbanti ko ngir suñu intérêt ñun ñëpp jërë ngeen jëf wasalaam. ëpp ak ñi naan pepe kale reefaan pép dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR 221 ma fekk la faak 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax
DKR 221 abonné